seetaan seen télévision Mbour TV am nañu mbégte jàkkaarloog yéen ci xibaar yi tey altine fukki fan ak juróom ci weeru octobre 2018 ñu ñëw ak yéen ci li nga xam ne moo fi gën a fës. lu gën a fës ci xibaar yi Déthié Fall moom nag daal di wax Macky Sall ne ko amul xarañte goo xamante ni mën a gagné élection yi waaye tamit suñu natt ci xayma ginnaaw sondage yi amoon moom nag Macky Sall téeméer boo jël fanweer kese la ci am loolee tax nag moom Déthié Fall di xamal ne Macky Sall daal dina ñàkk élection yi mu ngi ko doon wax ci ndaje Linguère parti réew mi yu ñu amaloon ci dibéer yi. ñu wax leneen lu jëm ci wàllum politique Abdoulaye Thiam moom nag nekk sa diwaanu Ndiaganiao taxaw na ngir wàccaayu élection yi jëm ci wàllum municipalité yi ci mairie bi nee na nag moom dina def kéemtalaay kàttanam wan ndaw ñi tamit lu mu fas yéene def ci dëkk boobee ci diwaanu Ndiaganiao. ñu wax leneen lu jëm ci wàllum rey gi nga xamante ni moo ngi am fan yii nii ñu nemmeeku ne diwaanu Kër Massar am na kuñ fa reyoon keneen ka ñu jam ko loolu tax nag sénégalais yi di joxe seen xalaat ci wàllum peine de mort Adama Sabali daal di defoon benn micro trottoir jox waa dëkk bi ñu wax ci lan mooy seen xalaat ci lu jëm ci wàllum peine de mort commerçant yi nekk ci diwaanu Mbour taxawal benn marche boo xam ne dañ ci doon ñaxtu ngir wane ne ni ki ëllëg ci talaata ji kenn dootul dem marché ndax dañu ñëpp dañuy daal tëj seen cantine yi def benn doxu ñaxtu fële sa place de l'Obélisque ngir mën a daal di wax li nga xam ne moom mooy teewaayu Auchan ci biir dëkk bi. tàggat yaram benn ponk lay doon mu nekk nag ab final bu amoon ca dëkk bi di Ndiaganiao ku ko teewoon di pare ba di Abdoulaye Thiam mu doxoon ci benn ñaari équipe yi di jàppoo ak équipe bi nga xamante ni moom mooy déggoo ñu daal di mujjee ca série tiro bi ASC bi di daal di jàppoo gagné ñeenti bal ci ñett gagné nag équipe bi di ASC déggoo dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi mbokk yi li moo nekk ponk yi nga xamante ni moom leen war a faram-fàccee léegi taxalu leen tuuti ñu ñëw ci yaatalu xibaar yi. asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi comme ni mu ko waxee ci njëlbeen gi Déthié Fall nekk vice-président parti réew mi moom nag muy wax ak président de la république ne amul xarañte goo xamante ni mën na gagné élection yi waaye bu ñu seetloo ci li di sondage yi amoon moom na président de la république mu ngi toll ci téeméer boo jël fanweer dong la ci daal di mën a am loolee tax nag moom Déthié Fall di wax président de la république ngir mu forcer ko mu def élection yoo xam ne day jaar yoon waaye élection yoo xamante ni du am benn njuuñ njaaj moom Déthié Fall mu ngi woon samedi ca diwaanu Mbour fii ci diwaanu Mbour ngir nag teewe ndaje mi nga xamante ni ñii di waa Linguère parti réew mi amaloon neen ko dañu ciy déglu Déthié Fall parti réew mi ci micro Pambar Faye ak Djibi Salim. moo tax tey bu ñu ñëwee fii di partager ak yéen baax na rek ñu jukki yenn mbir yi nga xam ni ñu ngi ci guddi ak bëccëg bëgg ko indi présenter ko Sénégalais yi mais nag wax nga léegi ni dafa noppi ma lay xamal ni temps boo gis rek da nga koy jox ak xam def na terrain bi dugg na ci Sénégalais yi xam na la fa xew proposer na solution te nag Macky Sall échec am ñëpp xam nañ ko te dañuy wax ni kenn du tiré ci ambulance nekk fii naan Macky Sall lajj na loolu je pense que yàq wax la parce que Sénégal yëpp xam nañ ko gis ngeen sondage yi li mu génnee ay 30% sondage yi gën a rëy 34% la ko jox kon kooku lajj na moo tax président Idrissa jamono jii may wax ak yow boo demee point E da ngay fekk kër ga fees dell muy recevoir ay militants di recevoir ay partis politiques di recevoir ay mouvement politique di travailler ci plateforme bi nga xam ni moom moo war porter sa candidature et jàpp naa ni loolu également sénégalais yi ñoo ngi ko ciy xaar président Macky Sall nag na def élection yu transparente yu libre jël toutes les dispositions ba ni ko Ablaye Wade joxe woon pouvoir bi mu joxee ko pouvoir bi son successeur dem yoonam ndaxte allah kulli ali sénégalais yi ñoo pare ci moom te boo leen defee sondage ci transport public yi transport en commun yi sénégalais yi ngeen di dajanteel yéen a ma gën a xam ni Macky Sall moom jeexal na mënul am deuxième mandat en 2019. politique la ñuy daal di desandi ba tey Abdoulaye Thiam moom nag nekk seen diwaanu Ndiaganiao taxaw te mu ngir wax na li mu bëgg ci dëkk boobee di Ndiaganiao ak naka la askan wi bëggee ñu jàppale ko ci lii di municipal élection yi nga xamante ni moom mooy wàllum mairie bi moom nag Abdoulaye Thiam di wax mbébét yi nga xamante ni moom la bëgg def ci dëkk boobee di Ndiaganiao dañ koy déglu Abdoulaye Thiam. briguer effectivement la mairie de Ndiaganiao pourquoi pas parce que tam aussi comme li ñu koy waxee ci adage français les hommes passent les institutions demeurent
démb sunu mag ñi sunu papa yi la woon barki démb sunu maam yi la woon tey ñun ñoo war a occuper l'espace politique pour mën a que ëllëg ñu mën a nettali lu baax ci ñun ñu ne ah sunu papa Ablaye Thiam wala sunu mag Ablaye Thiam jaaroon na fi lii la fi def ñun nag képp nga xamante ni yaay ressortissant Ndiaganiao nga nekk cadre war nga bay sa waar ci loolu te maa ngi woo waa Ndiaganiao yëpp ñi fi juddoog ñi nga xamante ni c'est des sympathisants ak ñi nga xamante ni c'est des promoteurs wala ñi nga xamante ni aussi c'est des investisseurs ñu mën a ñëw jàppale Ndiaganiao ca kanam. ñu wax nag leneen lu jëm ci wàllu nit ñi nga xamante ni ñu ngi leen di daal di ñaaw teefal fële ca diwaanu Kër Massar kenn kañ fa rayoon rawatina nag keneen ki nga xam ne dañ ko daal di jamoon jam yu métti loolu nag askan wi tax ñu ne neen fi indiwaat peine de mort maanaam ku rey dañ laa wala rey ñoom nag ñu si joxe seen xalaat fii ci diwaanu Mbour Adama Sabali doxaltu woon na ngir laaj askan wi seen xalaat ci loolee ci di peine de mort naka lañ ko gisee ak nan lañ ko mën a tëralee fii ci Sénégal. bon agression yu bëri ci dëkk bi metti na te jaaduwul peine de mort bi ñuy wax nag war nañ ko andiwaat parce que boo waxee ñu naan ay droit de l'homme mais ki ñu rey am na droit te dafay ñàkk mais bu ñu andee peine de mort bi mën naa waat ne bu ñu andi woon peine de mort bi ku rey tey ñu rey la nga reyaat ñu rey la dootoo déggati ku rey. yàlla dafa ne ku sàcc ñu dagg sa loxo. boo sàccee ñu dagaat si beneen loxo loolu sariya moo ko andi soo reyee nit dan la war a rey ci anam boo xam ne yaa ko tey dégg nga ma mais sécurité bi ñuy wax mën nu buntu kër gu nekk ñu teg fa gendarme loolu mënul nekk parce que kii defi lu bon moom defi lu bon rek la xam kii defi lu bon nag dañ leen war a yóbbu fu mel ni ginnaaw Tambacounda tabaxal leen fa kaso ba leen boole nit ñi parce que ñooñu dootuñu ay doomu aadama ay malalaan. dañuy wax jëm ci commerçant yi nekk ci marché bu Mbour ñoom nag taxawaloon nañu ab bés boo xamante ni neneen dañuy daal di tëj marché bi ni ki ëllëg ci talaata ji lu ko waral moom mooy teewaayu Auchan ci biir dëkk bi ñoom commerçant yooyu nag ñoom ñuy ñaxtu liggéey bi nga xam ne Auchan mu ngi koy def di gàllankoor seen wàllum koom-koom ci biir loolu nag neneen ni ki ëllëg ci talaata ji dañuy dem ca place de l'Obélisque ngir dox fa doxu ñaxtu boo xam ne commerçant yi nekk Sénégal yépp ñoo fay tasee ñu déglu seen i ñaxtu ñoom commerçant yi ñu ngi àndoon ak Adama Sabali ak Omar Diédhiou. man maa ngi woo bépp commerçant bu nekk Mbour ci bisu mag bi ñuy waajal mooy le 16 ci place de l'Obélisque dañoo bëgg tëj marché bi def mobilisation bu mag pour xeex ak Auchan parce que ponkal la ñuy xeexal ponkal booy xeex ak moom da ngay def fi ponkal mobilisation bu forte lañ bëgg pour dem le 16 place de l'Obélisque. Auchan dégage ou bien li topp ñëpp xam nañ ko. Auchan dégage. le 16 dañuy tëj Mbour dañ koy tëj. pour dem place de l'Obélisque kuy ndugg nag bay boo nga lugg lundi mardi moom marché bi dañ koy tëj. fii nu nekk tëli yi nga xëy ni ñu ngi ko fi tëli noonu ren nawet bi benn commerçant liggéeyul ñoom ñëpp seen liggéey dafa arrêté am na ci ñoo xëy ni ña nga luye ji ay dépôt yeneen yoo xam ne dañ ko luye ji ba ay 300000 ay 400000 ngir toxal te teewul ñuy fay fi ñu doon nekk seen place mënatuñu caa yëg si nañ ca war a na yëg si te lañ waxoon ni dañ koy liggéey ci diir bu gàtt ba fi mu nekk nii liggéey bi sax kenn nekkatu ci loolu lépp nekk ay jaaxle ci suñu biir. gis nga fi ñu toll mbalit mi fi mu ni mënu wëree nii jigéen ñaa ngi nii ñii mbedd mi kenn mënul jàll oto mënul dugg ci marché bi ginnaaw loolu it Auchan nekk loo xamante ni lii dañ koo indi mu nekk loo xamante ni li feebar la boo xam ne dafa dugg ci nun nekk loo xamante ni lii nun mënuñoo jàngal lan la ndax métier boo xam ne boo ko yoree lañ cey jëfandikoo kenn du la ko wax lañ cey def kenn du la ko wax yu wóoloo lu gis ñu teg loo xamante ni lii warul la mën a ànd ak sa liggéey loolu ñun mënuñu koo seetaan dañ ciy dem ba jeex tàkk. jërëjëf élément commerçant yi sax la ñuy daal di tëjee xaaj bu njëkk bi daal di àddu si ñaareelu xaaju xibaar yi di tàggat yaram lay doon léegi. xibaaru tàggat yaram benn ponk la final ba amoon ci diwaanu Ndiaganiao équipe bi di jàppoo ak équipe bi nga xamante ni moom mooy déggoo ñoom ñoo doon laale ci coupe bi di Abdoulaye Thiam moo ko tegoon nag loolu nag ab tournoi la woon bu football bu fa amoon équipe bi di jàppoo daal di gagné équipe bi di déggoo ñeenti ball si ñett ci wàllum série tir au but bu ko defee nag équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ca final boobee dund neen fa final bu rafet boo xamante ni amoon na ambiance dëkk waaye kii di parrain bi ñëw na ci solo si bés bi nga xamante ni moom lañ ko jagleeloon dañuy déglu Abdoulaye Thiam ci final. li ma ci yëg mooy vraiment maa ngi ci yëg mbégte bu mag amul app tournoi bi nag dañ ko yemaloon ci Botescal waaye mën naa ne tey premier tournoi bi la mais bu ñu yàlla mayee gudd fan ak wér ak fekke ak tal bëgg naa chaque année ñu mën ko perpétuer tudde ko tournoi Abdoulaye Thiam
voilà li ma yëg daal mooy wax dëgg yàlla match bi ma suivre tey c'est un match de haut niveau sincèrement parlant vraiment nee naa jeunes yi ils n'ont rien à envier au Sadio Mané et autres parce que c'est des jeunes qui ont montré yoo xam ne war nañ ne vraiment njagañaaw le sport sénégalais mën na compter ci ñoom parce que c'est des jeunes vraiment qui sont pétris de talent wax dëgg yàlla am nañ talent bu mag macha allah. jërë ngeen jëf mbokk yi doon seetaan seen télévision Mbour TV ci xibaar yi léegi la leen doon indiloon ci wàllum xibaar di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ci wàllu xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah ngeen woy di suivre suñu information ci www.mbourtv.net di leen jox dig daje suba incha allah.